Midi Culture. procès bi nar a dox ci diggante Cheikh Oumar Anne Pape Alé Niang ak Mody Niang dàq nañ ko kon ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars tey jii la naroon am ki fi nekkoon kon directeur bu COUD moo leen yóbbu ci yoon gannaaw bi nu fësaleb livre duppee ko scandale au cœur de la République le dossier COUD wàllum yoon ba tey mbiri Diop Iseg ak Dieyna bu Sen Petit Gallé tey jii procureur dina ca wax keneen ku génn ci cell gi mu nekkoon ba tax mu wax moo di Amadou Ba nee na kon APR footum biir nekk lañ koy daal di def tey it tey jii la gën a ànd ak njiitu réew mi di président Macky Sall reportage bi tey ñuy waxtaane li ñu duppee pollution sonore muy kon coow yeeg corne yi ba ci yeneen i bruit yi nga xam si mooy lëmbee Ndakaaru ak li ko wër li mbokk yàq leneen buñ ci noppee dinañ ci boole ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram ak Sitor Ndour mi nekkoon gànnu ko 9-11 sooga dugg ci pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan mu gën caa fës kon association cinéma 2221 mi lëkkaloo kon ak Teranga Movie Awards mi nar a formé kon ay acteurs yu nekk ci cinéma bi loolee te nekk kon mbir mu neex lool Hugues Diaz mi jiitee cinématographie leneen lu ñuy waxtaane ci bile jotaayu xibaar moo di yenn ci gëm-gëm yi jëm ci kon wàllum aada ak cosaan ci mim réew nataalu po Boli Sonko gan gi ak li yëglekaay yi xëy suba ak tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante Kader Lo Abdoul Khader moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Serigne Saliou Seck. ci kàddu gi mbokk yi am mbégte ak contentement bu mag di leen faram-fàcceel Midi Culture na leen ko xëcc booba rek la ñuy duggee génn ci yaatal gi ak kon mbiri Cheikh Oumar Anne mi yóbbu kon ca yoon Pape Alé Niang ak Mody Niang loolee nag ni ki tey ji ci talaata ji lan waroon a ubbi boobule procès sabab li moo di kon moom mi nekk jëwriñ ji sàllo wàllum njàng mu kaw mi da leen a daal di yóbbu ci yoon gannaaw bi nu fësalee livre bi ñu duppee scandale au cœur de la République le dossier du COUD toppandigeek Papa Madiakhaté Sarr. donte tollaguñu ci jamono yi nga xam ne ci la ñuy amalee plaidoirie yi waaye Pape Alé Niang Mody Niang ak Cheikh Oumar Anne fas yéene teew tey ci talaata ji ca kanamu àttekatu tribunal correctionnel bu Ndakaaru ci mbir mu leen ñeel ay bés ci ginnaaw jëwriñ ji ñu dénk njàng mu kawe mi di Cheikh Oumar Anne dafa clamé ji woon ci kanamu yoon taskatu xibaar bi ak bindkat bi ndax dafa jàpp ne dañu ko tuumaal ci biir téere bi nga xam ne Pape Alé Niang bind na ko te Mody Niang daal di koy préfacé ñu duppee ko scandale au cœur de la République le dossier du COUD ci téere googee Cheikh Oumar Anne ñu ngi ko fay tuumaal yorin gu bon gu mu yore woon kuréel gi di centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru bi nga xam ne jiite woon na ko ci ay jamono yooyee tuuma nag moom Cheikh Oumar Anne ak ña koy layool weddi ko ba mu set wecc te jàpp ne lii li leen ci tax a jóg muy Mody Niang wala Pape Alé Niang mooy yàq deram moom mi nga xam ne jamono jii jëwriñ la ci gouvernement bu réewum Sénégal fukki fan ak benn ci weeru février gii ñu weesu ki fi jiite woon centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru daal di jël dogal porter plainte ci ki bind livre bi muy Pape Alé Niang ak ki ko préfacé di Mody Niang dig leen daje ca tribunal ngir daal di ragg ak deram googee mu daal di xayma ci ak koppar ci fukki milliards ci francs CFA yoo xam ne bëgg na ñu dàmpee ko Papa Madiakhaté Sarr jàppal ni kon procès bi nga xam si tey jii ci talaata ji lañ ko waroon a ubbi mujjantal ga dàq nañ ko kon ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars bi nu dëgmal ci wàllum yoon la ñuy des ba tey kon ak mbiri Diop Iseg ak Dieynaba Baldé nekkoon kon ndaw bu woykat bokkoon ci Sen Petit Gallé loolee nag kon ak lan ca tudd moo sabab ñu ni procureur tey jii dina ko déglu moom Diop Iseg nekk kon directeur bu institut de formation professionnelle Awa Seck. Mamadou Diop ñu gën koo xam ci Diop Iseg di directeur bu groupe Iseg ab institut de formation professionnelle fan yi yëpp ñu koy tudd ci ay affaire de mœurs moom mile ci ab concert bu doomam bi di Abiba nekk ab musicienne doon amal ca Kolda la daal day xamanteek Dieyna Baldé nekkoon ci Sen Petit Gallé moom Diop ne xale bi dafa am talent mu daal di koy proposé mu bokk ci labelam bii di Gàmbul ci loolee mu waxtaan ci ak moom dem ba ci waajuru Dieyna Baldé yi ñaan leen ñu jox ko xale bi mu adopté ko andi ko Ndakaaru jël ko sage ginnaaw ba waajuru Dieyna yi nangoo moom Diop daal di koy jël andi ko ci moom ci noonee ñuy doxal ba Diop proposé wutal ko studio Sacré-Cœur ndax mu gën a jege école am ak studio bi muy enregistré donte waajuru Dieynaba yi yëguñu ko woon àdduna di dox ba moom Dieyna moo ko xamle ci ay interview yu mu doon def moom mile daa wan nu loor coow li ne kur ndax Diop daf ko daal day bañ ci loolee la ko Dieynaba daal day porter plainte mu nekk en garde à vue aljuma gi ñu génn ba néega ni tey ci division de la lutte contre la cybercriminalité foofee sax la moom Diop porté woon plainte Dieyna magam bu góor ak bu jigéen doon leen toppee collecte illicite de données ak chantage Diop xamal enquêteurs yi ne Dieyna mineurul comme ñenn ñi ni ñu ko jàppee ci noonee Clédor Ciré Ly weddi ko ba mu set moom nekk avocat bay layal Dieyna moom muy xamale ba tey ni Dieyna mu ngi juddu ñaar fukki fan ci weerum février atum 2003 donte 2011 la ñu ko déclaré ci tribunal régional bu Fuladu yokku ca ne Diop Iseg ba mu tàmbalee sekk ak xale bi ay relation
intime Dieynaba waajul woon sax bay nekk majeur tey ci talaata ji la ñu war a déférer Diop au parquet mu war a jonoog procureur ñu koy toppee détournement de mineur suivi de grossesse. jaajëf Awa Seck ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-benni simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. wàllum politique ak coow li am kon ci biir APR nekk parti boo xam si njiitu réew mi président Macky Sall moo ko jiite ñu bëri nag dañ cee joxoñoon baaraamu tuuma Amadou Ba di jëwriñ ji yore wàllum biti réew ba tax kon mu génn ci cell gi mu nekkee woon nee na kon tey jii la gën a ànd ak président Macky Sall te it kon coow loolee footum biir néeg la dinañ ko waxtaanee kon ci seen biir ñu teewlu ko moom ministre Amadou Ba. ñi fa nekk ñoom njabootu président lañu am na ay xew-xew yu fa am lay sama cër mooy jéem ko saytu bu baax xool nan lañ koy saafara te ñu ngi waxtaan ci sunu biir au-delà de nos personnes ce qui est important mooy ñun ñëpp ñu ànd bokk ndey bokk baay mettre en œuvre la vision du président ñun ñëpp njabootu président Macky Sall lañu ñun ñëpp li ñuy yitteel mooy li dooleel président Macky Sall lii tax gi ñu mën ko mettre en œuvre et je pense que mooy aspect bi ëpp importance boo xoolee barki démb rek ñu ngi wax Parcelles quelques militants qui n'ont pas été contents je vais les recevoir très prochainement pour que l'on puisse échanger. Le président Macky Sall m'a fait confiance et m'a demandé de faire de la politique. Et je continuerai à faire de la politique tant qu'il me le demandera. Li war fi mu nekk mooy ñun ñëpp ci mise en œuvre plan Sénégal émergent ñu jàppante fexe ba ci juróomi at yi la nga xam ne président wax na ko ak Sénégal mu mën ko def ci anam bu muy gën a rafete mais surtout def bi ñu feeñal. kàddu yi ministre Amadou Ba nekk jëwriñ ji Sall kon wàllum biti réew yegsi nañu ci reportage bi tey nag ñu jagleele ko li ñu duppee pollution sonore nekk kon xumbute yeeg corne yeeg yu ni mel loolee nag tax ba ñu bëri ci askan wi te yeewoo fii nii ci diwaanu Ndakaaru di ko naqarloo tey woo kon njiitu réew mi président Macky Sall ngir mu daal di jëfee li ñu duppee code bu environnement Aminata Ba. pollution bi nooyu na. xam ni li pollution sonore. mu doon lu ñaar ñi xamul pollution sonore bëri lool ci Ndakaaru muy guddi mbaa muy bëccëg waaye teewul ñu koy naxarlu. lépp si base éducation la bokk rek parce que booy sóoraale tout le temps mooy lépp ci loo mën di def am voisin yi dëkk yow donc moo ko am nga ñoo ko dëkkal du coup war nga mën a sóoraale ak dëkkandoo. mais loolu dañuy perturber gars yi parce que xam nga souvent comme ni nga wax ni gën xam nga par exemple ngay nit ko tëdd feebar nga koy perturber te yow xamoon doo rendre compte sax ne yow yaa ngi koy perturber parce que sa bëgg-bëgg rek nga topp quoi. wute lool ak Chérif Diop mi nga xamante ni mu ngi ñuy wax luy pollution sonore. wala moo polluer c'est néfaste polluer rek yàq la sonore comme sonorité son mais bruit boo xam ne au moins dina perturber dina déranger mun na doon guddi mun na doon bëccëg mun na doon sabar mun na doon ay jàng mun na doon comme quoi que soit ay nit nekk ci kër yokk rajo xam nga kon loolu baaxul. ba tax na muy woo nguur gi ñu appliquer loi yi ñu fi tëral ngir jëlee fi lu ni mel. état bi amoon na lu mu taxawaloon à partir de minuit lépp benn manifestation dañuy arrêté lépp mais ñooñu nañ ci kii rek seen loi boobu ñu voté woon nañ ci taxaw rek ñoo xam ne baaxul bu baaxul woon duñ di yool voté loi pour ñu interdire ko. bu dee ñu ëpp ci ni ñu dajeel jàpp nañ ni pollution sonore baaxul benn yoon ci askan wi waaye melomaan bi gisu ci benn gàllankoor. amul benn inconvénient pour man. ne man damay dundal man balaa maa nelaw il faut que ma tax écouteur pour nelaw. jaajëf Aminata Ba buntu Pikine jàpp aéroport international Blaise Diagne midi moo fa jot ba tegal juróom-ñeenti simili. bàkk boobee xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Penda Badji maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck maa ngi nuyu également suñu mbokk auditeur. Burkina Faso lañ koy daal di tàmbalee kon ak ay cong yu ñu def jëmale ko ci ay dëkk. ay cong yu def jëmale ko ci ay dëkk ni ki dimanche tax nag ba ñeent fukki nit ak ñett daal di cay ñàkk seen bakkan ca région yu nekk ca nord bu Burkina Faso bokk na ci région bu village bu Dingila ak Barga nekk ca province bu Yatenga naka noonu nag am na ay individus yu nga xamante ni jot nañoo wàcc foofee ngir rek mën a jàmmarloog terroristes yi nga xamante ni ñoom la ñu njoxtu ñu ñoo amal yi lépp attaque blessé nag lim ba juróom-benn lañ jot nañu yóbbu ci centre hospitalier ba nekk ca Burkina Faso ngir ñu amal leen fa seenu pàcc waaye nag terewul bari na ay kër yi nga xamante ni jot nañ ko yàq ci bi lépp attaque am ñu nga xamante ni tamit dañ ko lakk bu ñu sukkandikoo nag ci force de sécurité yi nekk foofee terewul nag force de défense yi ñoom wàcc nañu foofee ngir rek jàmm mën a dellu si bërëb waaye itam ñu mën a aar nu mu waree askan ba fay yeewoo. Madagascar la ñuy utali wax kon ca Ilimani jëwrin bu réew mu Soudan di Abdallah Hamdok moom nag ràcc na ci ab attentat. dafa rëcc ci ab attentat li nga xamante ni ki démb la am ci altine ji ginnaaw bu mu jugee ci biiroom ngir rek ñibbi ci këram convoi am nag dañ ko visé ab bombe tax nag ba mu daal di déclenché foofee ab panique bu nga xamante ni kenn mënu koo natt ni ki démb bu ñu sukkandikoo ci télévision d'État bi fësal bi lépp xibaar waaye nag jot naa nekk ci jàmm ak salaam dara dalu ko donte nag
nag am na kenn ku ci jëlee gaañu ak ñaari oto yu nga xamante ni dañ ko yàqte ci fàttali nag moom élimaanu jëwriñ ñi ngi ko fal ni ko weeru août bi ñu weesu ci giirub ñetti at ginnaaw bañ mu daal di succédé ci ki nga xamante ni moo nekkoon Omar El Bachir bi nga xamante ni ñenn ci askan wi ñoo doon sàkku ngir mu jugee ci bopp réew ma ci nu mu gën a gaawee. Italie lañ koy jeexale kon ak jàngoro jële di coronavirus wéy di fa lëmbee tax nag ba ñu daal di sant ci askan ba fay yeewoo ñoom ñëpp kenn bañ a génn sa kër ba fileeg ñetti fan ci weeru avril toll ci 60 millions d'Italiens nag dañ leen sant rek ngir ñu toog seen kër mu nekk dogal gi nga xamante ni ki tey ki talaata ji lañ koy door ci ab décret bi nga xamante ni ay njiital réew mi moo ko xaatim ngir rek mun a moytandiku bu baax jàngoro coronavirus ndaxte Italie jamono jile moom mooy réew bi gën a jege ci pandémie bu ñu sukkandikoo ci OMS bi nga xamante ni jot na fësal lu toll ci 4000 personnes yi nga xamante ni jot nañoo ñàkk seen bakkan ci ñeel rek coronavirus italien yi nag fas yéene toog seen kër bu fekkee ni demoo liggéeyi wala rek amoo ay soins médicaux yooyu def da nga war a toog sa kër lu ko mooy da nga war a am ab autorisation spéciale wala ab certificat médical li moo fi gënoon fës ci xibaar yi bi ci réew yi Serigne Saliou Seck. jaajëf Penda Badji Midi Culture 12h12. Tout de suite, le sport. Now, sports. mi ngi noonu bàkk boobee kon xibaaru tàggat yaram mi lay yéegle ak ñun ci studio bi Papa Madiakhate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou Seck di nuyu bépp auditeur ak internaute bu rajo King FM. tàggat yaram bi nu moomal suñu bopp di wàllum làmb lañ koy tàmbalee ak CNG ak daan yu métti yi mu jël teg ko ci arbitre yi. muy verdict bi nga xam ne commission règlement et discipline bu CNG bu làmb bi nga xam ne docteur Alioune Sarr mi ko jiitee ñoo ko daal di jël arbitre bi di Sitor Ndour ñu daal di ko radier à vie maanaam dootul arbitré diiru ko dundam li ko dese. yeneen ñaari arbitre di Pierre Malick Ngom ak Babacar Diop ñu tere leen arbitré suspendre leen juróomi at que ca des di Aboubacry Dramé ñaari at yoo xam ne du ko arbitré ñoom arbitre yi nag ne am na lu leen naqari jaarale ko ci baatu ki nga xam ne moom mooy ka ñu aj diiru dundam muy Sitor Ndour ñu daal di teewlu ci Mamadou Fall. CNG mujj jël ndogal dàq ñi nga xamante ni ñoo di arbitre bi Sitor ak ki ñoñom loole nag li ko waral moo di ab grève boo xamante ni Sitor dafa jàpp ni neexul CNG dara. suñu grève bi daal neexu leen en quelque sorte maanaam ñun dañoo am wàll boo xam ne def nañ ko paralyser nañ combat yi waroon a am amul su dul woon ñoom seen gaawaay wala seen farlu combat yooyu doon na nekk problème pour Sénégal ak pour promoteurs yi niñ defee grève bi neexu leen. arbitre yi nag wane nañu seen pas-pas gu ñu am ci làmb ji lépp def nañ ko ngir làmb ji mën a yegg fi mu yegg. am naa lu ma naqari trop parce que ñun boo gisee ñu dugg ci discipline bi dañ koo bëgg boo xoolee CNG bi di wax ni naan yàgg na fi CNG ñu ngi fi ñëw 94 man ma ñëw fi 97 saison 96 97 laa dugg CNG laa dugg ci arbitrage donc buñ toogee ba heure bii ñu ñuy reproché yenn yi te ñu toog gis ne groupe bi ma bokk maanaam CNG bi nga xam ne maa ngi ci gis naa fa faute yu gën a garaaw te musul am sanction musuñu leen sax convoqué maanaam dafa mel ni daal ñoom day am lu leen naqari parce que tey ji am na ñoo xam ne kenn mosu leen convoqué te faute yi ñu def romb na jéggi na dayo léegi am nañ lu ñu naqari trop parce que ñun dañoo œuvre lu bëri ci làmb ji. tey jii di ñu banque seen ñu yoxoo danañu daje nag ngir xool ban yoon la ñuy tëral. moom dinañ ko waxtaane ñun arbitre yi ak ñi nga xam ne yëpp dañuy jàppale parce que bi ñu déggee suñu xeex bi dañoo wax ne lii yoon ngeen ko teg bëri na nag Sénégal bi yëpp ñu ngi ci ak diaspora beeg ñëpp woon nañu wax ak ñun ne dinañ ñu bàyyi parce que ñoom gis nañ ne li ñu suñu droit lañ nekk te kenn duñu seetaan. CNG ak commission arbitre bi boo xoolee seeni werantey kaddu door na ay weeri ngi nii arbitre li ñu doon laaj moo di ñu yokk seeni koom daal di leen di assurer ngir arbitre lamb yombul dara. Modou Fall jërëjëf Sitor Ndour fàttali tey ci suba moo nekkoon gànnuk 9-11 ci biir rajo King FM. handball la ñuy daal di wax kon ci challenge trophy zonal bi nar a xew ci Mali U18 ak U20 fii nii ci Sénégal moom ñu ngi koy waajal bu baax a baax. ajuma ji ñu jëm la ñu fas yéene dugg ci ab stage de préparation ca Ndar Géej Saint-Louis ngir waajal compétition yi nga xam ne ñu ngi ko jàpp ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars gi ñu jëm ca réewu Mali. Pape Ibnou Sarr di kii tàggat équipe nationale ñi amagul ñaar fukki at ci góor ñi ci wàllum handball addu ci wàccaay li fu ñu ci toll ak mbëbët la ñu am ci yooyee compétition ñu teewlu ko.
équipe nationale yu amagul ñaar fukki at ak ñu amagul fukki at ak juróom-ñett yi ñu ngi ci waajtaayu compétition bi waram Bamako ci le 23 mars àjjuma bii di ñëw dinañ nekk Ndar pour wàccal compétition bi wàccaay bi nag tàmbali woon nañ ko juróomi weer ci ginnaaw ci weeru octobre wër nañ Sénégal xool gox yu bëri xool xale yi fi nekk même sax jot nañ def benn liste boo xam ne ñuy war a dem compétition bi ñooy dem préparation nii waaw compétition boo xam ne bii mooy suñu juróom benn li participation ci compétition bi donc ñu amagul ñaar fukki at yi ñoom dafa am titre boo xam ne ñoo ko gagné woon moom lañ bëgg a teewaat incha allah ñu amagul fukki at ak juróom-ñett yi titre boo xam ne dañ ko ñàkkoon ñu ngi ci di wàccaay pour mën ko jëlaat te gox bi ñu nekk nii Sénégal dafa am benn taxawaay bu fi am te loolu lañ bëgg a téye ba léegi mu ngi ci nag di ko wàccaay bu gën amin Ndar moom nekk localité bu bees bi ñuy dem préparation conditions yi foofu de préparation yi antu na ci li ñu xalaat ajjuma incha allah dinañ tàmbali wàccaay bi. mu nekkoon entraîneur équipe nationale U20 ci góor ñi ci wàllum handball di Pape Ibnou Sarr. football ci Europe mu mel ni Champions League yi moo fa gën a fës. Huitième de finale retour Ligue des champions tey ci talaata ji lay tàmbali ak ñaari jongante Leipzig di club bu nekk ci Allemagne dina dalal Tottenham tey ci guddi gi bu juróom-ñetti waxtu ci guddi jotee fàttali ci aller bi ñoom allemand yu Leipzig yi ñoo gagné woon 1-0 ñi nga xam ne ñooy club bu José Mourinho beneen jongante bi Valence mooy dalal Atalanta Bergame jongante googee nag supporter du ko teewee ndax huis clos la ñu koy joué fàttali ne aller bi Atalanta moo daanoon Valence 4-1 ëllëg la ñu ko fas yéene wóyal huitième de finale retour yi Paris Saint-Germain mi nga xam ne dañu ko Dortmund moo ko daanoon ci aller boobu 2-1 dina dalal tey jii ca Parc des Princes ñi nga xam ne ñoo di allemand yi waaye nag boobu it jongante kenn du ko fekkee huis clos lay doon supporters yi la ko waral mooy jàngoroy coronavirus gi lëmbee continent bu Europe rawatina ak France ci waxtu woowu ba tey ci le Liverpool fas yéene daal di jëf kéem kattanam ngir daal di renverser ñi nga xam ne ñoo di waa Atlético Madrid ñi leen daanoon ci aller ba benn bal ci dara ay bés bi ñu jëm it am na yeneen huitième de finale yuy am benn ngi nii moom it huis clos lay doon supporter du ko teewee mu di FC Barcelone Naples ca Camp Nou ndax jàngoroy coronavirus gi nga xam ne lëmbee na Europe ba tax Serie A bu Italie dakkal nanu ko du am fii ak ñetti fan ci weeru avril dogal boo xam ne njiital gouvernement bu Italie di Giuseppe Conte moo ko jël ni ki démb ci gundi la ko waral mooy jàngoroy coronavirus gi Serigne Saliou foofu la ñu yam tey ci xibaaru tàggat yaram yi. jaajëf Papa Ma Jaxate Sarr midi 17 xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee kon ak activité yu cinéma 221 mi nar a lëkkaloo kon ak Teranga Movie Awards ñoom nag daal nañuy amal lancement bi ni ki démb foofee nag ci lan porox ndolloo xam le ni acteurs yu bëree bëri dinañ leen daal di defal li leen di ab formation ñu teewlu ci loolu kon Fatou Jupiter Touré moom actrice la nekk tamit fondatrice bu Teranga Movie Awards. ñun waa association cinéma 221 Teranga Movies Awards dañuy lancer activités yi ndax ñu ngi toll ci benn weer moo des pour cérémonie Teranga Movies Awards bi am donc li ñu ci jublu mooy ñun association bi ay professionnels du cinéma la te dañu bëgg dox ci lépp li nga xam ne dafay professionnaliser métier bi moo waraloon daaw dañu amoon benn master class boo xam ne ay questions yu bëri génnoon na ci waaye bi ci amoon solo mooy surtout acteurs yi dañu laajte woon ay formation waaye dañ ci jël ñenn parce que but bi derrière mooy dañu bëgg fii ak ay weer ci kanam ñu def ay résidence yoo xamante ne ay ñetti weer lay am ak ay 6 mois lay am ba nga xam ne dinañ ci mën a jëlee lu concret donc lii pour wan xëy na ñi nga xam ne ñooñu war a gën a dooleel wan leen ne nit ci bëgg nañ ko ñu xool bu ñu jugee ci lii naka la ñuy dem ci yeneen projet ca ndaje moomee tamit jëwriñ ci sàllu wàllum aada ak cosaan ci gouvernement bu Sénégal rafetlu na ko ba fa rafetlu yam daal di koy jaare kon ci directeur bu cinématographie ma ko fa teewaloon di Hugues Diaz ñu teewlu ay kàddoom. lu waa association 221 def ci initiative boobu bala ñuy organiser seen cérémonie buy delloo ay raay ñoom ñu ne dañuy tàggat ay xale ci wàllum acteur nit yuy joué ci série yi wala ci cinéma yi nit yu ci bind wala producteurs yi mais loolu lu am solo la parce que boo bëggee def lu baax pour ay xale yu ko bëgg ci amuñu sanse dem di tàggat seen bopp ci ay école yu mel ni baax na et lu ma gën a rafetlu dañuy valoriser même expertise compétence sénégalaise parce que nit yi yëpp yuy war ñëw tàggat xale yi ay sénégalais lañu ñu am tur ñoom Pape Faye ñoom xale yu ndaw yi ñoom Pape Abdoulaye Seck ñoom Yann John yooyu yëpp xam nañu leen joué nañu rôle bu rëy ñu ngi joué rôle bu rëy ci wàllum cinéma sénégalais ak série yi ñoom ñu ñëw jàppale seen xale yi pour que ñu gën a tàggat ñu gën a xam nu ñu war a joué nu ñu war a bind nu ñu war a produire.
mu nekkoon kàddu yi Hugues Diaz nekk kon directeur bu cinématographie réew mi kon seen aada ak cosaan bëri na ay ponk yoo xam si daanaka ñu ngi koy doxal bu baax a baax daanaka tamit kenn mënee su ko lim Mamy Mangara def na ci gëstu. Afrique bëri ay gëm-gëm rawatina réewum Sénégal lu si ëpp nag doon jamonoy maam ba léegi bokk na si duma tukki jeudi duma fóot samedi soxna si di wuyoo Maymuna Taal mi ngi xamle bidaa doxu si benn yoon. xamuñu sax luy bidaa parce que Seydina Limaamu nee na bis yëpp bisu yàlla la te boo seetee tam amul bis ba nitul tukki amul bis ba nitul dee ba nga xam ne lépp loo xamante ne rek yaa ngi ci yoon. soxna si ay atam war naa toll si juróom fukk bu ñu sukkandikoo si ay kàddoom lu diine santaanewul doomu aadama wares na kaa moytandikoo waaye lii di fóot samedi moom nag jot na see am ay tettal. loo xam ne ni laajte naa ba xam ne nekkul ci diin franchement man loolu bëgguma ci tënku daal moo sañoon man samay affaire def ci diine laa koy teg mais nag fóot samedi moom yàlla dafa def waaye Cheikh na Cheikh Sadou taalibeem yooyu nee nañu dafa tere fóot samedi. waa ji di wuyoo Ousmane Seck di xamle naam diine ñëpp la yamle gannaaw maam yi dañ doon tere géer ak tëgg géwél di sëy seen biir moom nag tere maam du ko wàcc benn yoon. waaw man moom sama doom moom fas yéene wu ma ko may donc koo xamante ne du sama xeet donc ñun yooyu dañ ko gëm depuis suñu maam yi donc dafa doon loo xamante ne tey dañ ko war a sàmm donc ñun suñu biir rek la ñuy séyante waaw lu yàgg la fi donc dañuy continuer di ko wéyal waaw ba samay doom sax loolu laa leen di inculquer. aada ak cosaan ute loolu ak diine donte diine dàkk lu bëri teewul gëm-gëm yaa ngi fiy des ba léegi. jaajëf Mamy Mangara Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xamale que Bouly Sonko moom nag ab danseur la woon di kon ab fecckat daal na tamit yëngu ci wàllum woy mi ngi gane àdduna atum 1949 ca Ziguinchor Fatou Sow. waaw xam nga culture Sénégal fecc boo gis rek am na woyam te quand on dit culture mooy woy fecc taasu tëgg. doomu Casamance bile ku ràññeeku la ci wàllum fecc ak woy bëgg-bëggam bile moo ko yóbbu mu daan fecc ay xew-xew yu mag yuñ daan amal seen quartier boobule ndaw la Bouly Sonko loolee la topp ba ci atum 1972 mu dal di dugg nag te théâtre national Daniel Sorano tàmbali fa ballet national bi ak ballet national La Linguère bi mu fa amee ñetti at lañ ko tabb directeur de la troupe Sierra Badran mu ca doon amal liggéey bu mucc ayib ba ci atum 1985 ñu tabbaat ko directeur ballet national La Linguère moo nekk sax benn compagnie ballet national fii ci Sénégal fecckat la chorégraphe pédagogue directeur artistique woykat la itam. ci atum 2006 nag la bokk ci projet bi les palabres bleues percussionniste bi di Vincent Janetti créé woon ko ci compagnie bi di Jinjow te Suisse mu nekkoon ab ndaje moo xam ni artistes yi yëngu ci wàllum jazz blues ak lépp lu soxal rythme sahélien yi te noonee sax lañ ko invité woon mu daal di woyandoo ak ñoom ci ab morceau bu tuddoon Kayira Silo ci album bi di Sinia na Koño. Bouly Sonko kàngam bu mag la ci wàllum fecc ak woy lii moo waral sax ndawu artistes yu bari di ko jagleel ay hommage di ko sargalee Pastef bi mu am ci wàll wi moo tax mu ubbi école bu mag di fa tàggat ay ndaw yu bari ci fecc ak musique ak lépp lu soxal culture africaine bi. jaajëf Fatou Sow Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. ganu xibaar yi tey Adiouza lay doon keroog juróom-ñetti fan ci weeru mars nekk bés bi nga xam si àdduna wërngal këpp dañ koo jagleele jigéen ñi ci la ko Penda Badji woo laaj ak tontu dox seen diggante. Adiouza maa ngi lay nuyu di la dalal tey ci Midi Culture. waa di rafetlu torop jotaay bi di leen gërëm bu baax. ngay soxna di yëngatu ci wàllu poy tey ji ban gis-gis nga am ci soxna yi nga xamante ni ku ci nekk ci domaine ba nga nekk yaa ngi cee bay sa waax. en tant que femme nag man may yëngu bu baax ci musique bi dinaa ne yombul na yombul parce que comme ni ma koy faral di waxee rek boo doonul femme leader gëm sa bopp te tamit liggéey xam ne ñu bëri dañ la bàyyi xel ñu bëri dañ la bàyyi ba te say nawle nga fi nekkal tamit liggéey rek ñëpp xam ne liggéey moo ñu tax a jóg boo ci amul fulaak fayda rek di nga def déviance jigéen ñi ñoo ngi xeex bu baax am seen place jàng liggéey même bu ñu jàngulee xam nga liggéey moom daa yaatu donc ku nekk ci sa domaine rek yaa ngi jéem a fexe
fexe xool nan lañ ci la ci ràññee te yaa ngi ciy def tamit li ci war. jamono jële nag ci Sénégal ñu nemee ko fi ay coppite yu bëri rawatina ci doxalinu xale yi jigéen ñi loolee tey ji Adiouza ban gis-gis nga ci am ak loo jàpp ni moo ko waral. ñun jigéen ñi nañu bàyyi xel ci éducation xale yu ndaw yi ñuy bàyyi ci kër yi xale yu jigéen ñi ndaw comme ni ma koy faral di waxee mënuñu ne développement te duñu jaar par l'éducation de la jeunesse féminine dafa am solo lool xam ne Sénégal dañu am ay valeurs yooyu ñu sàmm ko ba def tout pour bu mu duggee ci dëkk bi. xaqatal jigéen di actualité rawatina ci 2019 bi ñu weesu ay soxna yu bëri ñu jot leen fee gaañ ba ñu ñàkk ci seen bakkan ngay porteur de voix loo jàppate nag tey jii suñ ko defee loolu dina fi gëcc wala mu bañeti fi am. violence sexuelle bi ñuy faral di wax actuellement doon na loo xam ne ci dëkk bi débat national la laaj na ñëpp toog ci waxtaan te nag ñu waxtaan ci ak dal ak tekk ak tey parce que débat la bu nekk en vogue actuellement boo gisee sama wëy bu mujj bi sax maa ngi ci naan jigéen boo doonee jigéen nga nekk ci sa liggéey da nga war a am fulaak fayda parce que boo ko amul rek làmbay ñaaw góor yi dinañ la def objet sexuel pour nga jéem a accéder ci yenn postes yi sur tous les plans laay wax nag waxuma kese côté art bi donc côté yëpp laay waxee donc fulaak fayda rek laay wax ci jigéen ñi te tamit di wax violence yooyu faites aux femmes parce que gis nañ fi année bi 2019 cas de violence sexuelle yoo xam ne dee moo ci topp tamit état bi jël ci ay mesures yoo xam ne teg ay alternatives yoo xam ne vraiment jigéen ñi dinañu yëg seen bopp ci politique gu gouvernement bi. ci fan ñu génne nag nga génne ab way tuddee ko fansi yi nga dellu ci njukkal ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay safoo lu waral fansi yi ak jamono ci leeral mooy say perspective. fansi yi nag maa ngi ko jagleel sama fansi yi nga xam ne dañu sonn ci man nga xam ne bi ñu jàppee ba tey bàyyiwuñu après bi ma paree Grand Théâtre ñi jot na ma delloo leen njukkal moo tax ma génnee fansi yi incha allah il y a un album qui doit sortir en mi-année ci mi-année bi incha allah donc ñoo ngi ci liggéey bu baax donc fansi yi lañ nekk en pleine promo wu fansi yi am na benn woy boo xam ne moom déjee naa ko soxna yi mais ci benn thème boo xam ne je le garde secret. Adiouza ñu ngi lay remercier di fàttali ni tey yaa doon suñu gan ci Midi Culture. kontaan naa trop di rafetlu trop kàddu yi tamit ca kanam rek. li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck. kenn mënta yendu ci njombe fanaan ci kaas ci kaso ngay mujjee fanaan ni kaso di rakki bàmmeel bi ngay toog jàpp ne àdduna dafa tukki fekk booba sa bos rek a làqu ndax jant ba ñu la làq daanaka yéene kaay nu xëyandool ñoom ñëpp xëy di nu xamal ni Diop Iseg ci làq ko jant bi la nu jëm ubbi l'Observateur journal Uri 15 angle corniche bi ne gannaaw xibaar yu wóor te leer yi nu jot Diop Iseg tey ci talaata ji parquet lañ ko jëmee dañ koy defeere mu war a janloo ko procureur de la république yéene kaay Futur Média bi yokku ca ne lan ko nar a toppe bokk na ci détournement de mineur di wëlbati xelu mu gune gu xàmmeegul boole ca di ko sàkku ba ëmb fekk ko ca journal bi ne lii moo tax ñu jàpp ne talaatay ndeer dëgg la Diop Iseg nar a dund tey ci talaata ji libération yéene kaay ne tey laa leen di càmbaral ponk par ponk fu mbirum Mamadou Diop Iseg ak Dieynaba Baldé toll yéene kaay bi ne démb Diop Iseg ak Dieynaba Baldé ñoo nga woon Fann Résidence ngir def fap test ADN waaye nag ca mujjantal ga defuñu ko Mamadou Diop bokk na itam ca la mu wax enquêteur ya nekk ca division spéciale lutte contre cybercriminalité dani leen téléphone ba mu yoroon doon ca jokkoo ak di ca jokkalante ci wàllum WhatsApp appel ba ci message ak Dieynaba téléphone boobee dafa réer ba tax mu leen di xamal ne la ca am gannaaw ba mënu koo leer libération yéene kaay yokku ca ne moom Diop Iseg tout tànk bii di bu ndaw te mu bokkoon ci seen petit gàlle moo ko gën a dugal ndax nag bu ndaw dani Diop Iseg jot na ko iri waaye nag ca mujjantal ga demu la ko tax a dugg ca mbir ma nag moo di xaritam bii di Dieyna te nu bokk fu nu jaar mu di seen petit gàlle da leen a xamal ni Diop Iseg da koo ëmbal ba noppi lànk ko ci leen ko kompaloo teg ko dil lalal ko ndëgg sërëx Diop Iseg tàbbi ca ñu jàpp ko loxo ci poos maanaam bàyyi ko ba mu terax laayu di xaar ñu filmer ko critique yéene kaay moom xëy becc ci aw xotam kayitu judd di extrait de naissance bu Dieynaba Baldé boole ca di leeral ni gone gi mineur la maanaam majeur agul te nag critique yéene kaay ne Diop Iseg mi mooy énième kilifa gu laal gu nekk procureur tax journal bi jàppe ñoom Diop Iseg ak gaay yi fi dëkke yekkatantu tànk yi ay tonton saay-saay wala ay pa gàpp boroom gab yekk carte gab yi di njiitu réew mi président Macky Sall Les Échos nee na ku ko jege na ko xamal ni njëgul pétrole bi daanu na wàcc na ba 30% te loolee nag li muy tekki moo di ne wàññi njëgul courant bi moom mënatul ñàkk li mën a ñàkk tey wéy di am ci biir partem bii di APR lay xewe Le Quotidien ne Amadou Ba mi ci ñu bëri di joxoñ baaraamu tuuma génn na ci cell gi mu nekkoon ministre bi yore wàllum biti réew ne tey la gën a nekk ak président Macky Sall tey la ko gën a jege te it tey la ko gën di liggéeyal Grand Place ne gars yi dajaloo woon ba ni dàq nañ Amadou Ba ci biir APR wax jooje moom ministre affaires étrangères waxi naxa sa kandang la ko jàppee Le Témoin ne li ni njort te di ko xalaat moo di ne APR boo moytuwul li daloon PS di parti socialiste ak PDS parti démocratique sénégalais dina ko dal li dal arbitre yi nekk ci lamb ji sunu lamb yéenekaay moo xëy dinu ko yeggee te it yéenekaay bi yëngu ci wàllu
wàllum làmb fii ci réewum Sénégal nee na mbir yooyee dara seddu ca ndax nag juróomi arbitre yi boole woon defub dànk doon defub grève ne danoo bëgg ñu xoolaat seenum nekkin ñoom juróom yëpp daan yu metti te tar la docteur Alioune Sarr teg ci seen kaw ñeente ña dañ leen a àcc Sitor Ndour mi leen juróomeel moom CNG jël na dogal dàq ko ne ko dootoo fi arbitre li ñuy dàq te bàyyeegunu moo di jàngoro ji di coronavirus source a ne ñett ña mu dal te ñu denc leen ca hôpital Fann tey ji ci talaata ji dinañ xoolaat seeni mbir xool ba xam wér nañu am déet mi ngi noonu kon mbokk yi mu nekkoon as lëf ci li yëglekaay yi xëyee suba ak tey wàllu musique la ñuy jeexalee jotaayu Midi Culture tey ñu andi leen Viviane ci albumam bu bees bi la di beneen level ak woy bi mu duppee jokk liggéey ñu teel mi ngi noonu mbokk yi kon foofee la ñu yam ak yéen ci Midi Culture yama itam ak li ñu cërale woon ci waxtu jeex di jaajëfal bu baax a baax ñu nu doon may nopp ci 99.4 ak ñu nu doon seetaan ci www.kingfm.sn canta ngërëm ñel na bu baax a baax Kaderlo Abdoul Khader mi nekkoon ci machine bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kaddu gi production Dominique Don Révérend Diouf digital Cheikh Faye réalisation Dissa Prera lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.